ña ngay sàkku ci nguur gi mu wallu leen dimbali leen ci ñooñe taxaw nag ngir saax-saaxay seenub suuf nee na duñu ko nangu benn yoon ci loolee sax ña nga cay joxañ baaraamu tuuma jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk renouveau urbain di Diène Farba Sarr beneen ponk ci biir xibaar yi Malem Hodar ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy yëngu ca kër docteur ya di ay contractuel nee nañ daañu kalaame ci ambassadeur bu Japon ndax ña ngay dund ay jafe-jafe coopération boobee nag ñu duppee JICA Sénégal lëkkaloo ci ak Japon dafa am rek ay kon fajkat yu ñu jëloon daat leen rek yóbbu ca poste de santé yooyee ñu ne nag juróom benn weer a ngi nii jotuñu seen payortu nguur gi nag daf leen seetaan ci mbir moomee wàllu wér gu yaram buñ ca desee daanu yegg ba diwaanu Tambacounda ak kër docteur ba di hôpital régional ba ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe nee nañ gynécologue ba ak pédiatre ba ñoom rek danoo daal di kon wan gannaaw liggéey ba bàkko la ñu def ba tax na askanoo nag xamatuñu fi mu ne fan la ñu jëm directrice bu hôpital ba nag nee na du yàgg lool am na yaakaar daal ne saafara dana am ci mbir moomee tey ji nag taxaw seetlu bi ci atum 2017 mbaa bokk fàttaliku gi ñi ngi ko jagleel wàllu ko politique te politique nag bu ñu ko waxee xel dafay dem rek ci coowal Khalifa Sall ak tuuma yi ñu teg ca ndoddam naka noonu it wote yi nga xamante ne jot na fee am di ay législative mu nekk ay wote yoo xamante ne kon ñu bari ci waay politique yi rawatina ak kujje gi ŋàññi ko ndax ci seen gis-gis jaarul yoon mbokk yi ponk yaa ngi daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko dem ba fële ca boori aéroport Blaise Diagne bu Diass foofe nag ñu gis ni daal coowal suuf kon ma nga fay lëmbe lawatina ak dëkk boobee ñu naan sun nekk ca commune bu Kër Moussa askan wa nag ñu ngi sàkku daal ci nguur gi mu wàllu leen dimbali leen ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw rek ngir saax-saaxee seen suuf nee nañ nag loolee duñu ko nangu benn yoon kañ cay joxañ baaraam nag mooy jëruñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk renouveau urbain di Diène Farba Sarr ki nga xamante ne nag moom la ñu toftal ci maire bu Kër Moussa yëkkati na ay kàddu ci wàllu woowee di weddi nag askan wa ndax moom la mu jàpp rek mooy nguur gi moo tëral foofu ab plan d'urbanisation plan boobee nag nee nañ lu toll ci junni ak juróomi téeméer ci hectare la Cheikh Anta Diop. askanu sun di dëkk boo xamante ne mi ngi ci pegg aéroport Blaise Diagne amaloon ab sitting doon wax nag nguur gi na leen wàllu ndaxte jamono yi seen suuf yi daanaka dafa am ay borom doole yoo xamante ni ñi ngi ñëw di ko jël ngir dend ak aéroport bi. lu tàmbalee 2002 ci aéroport ak léegi la ñëpp xippi seen bët teg ci. mooy suuf soo xam ne ci la ñu dëkkee ñu ngi wax ak directement président de la république monsieur Macky Sall am na ñoo xam ne tàmbale nañu dugal seen loxo ci suñu suuf ci tooñeel. ñoom it yuppi nañu yeneen i jafe-jafe lu jëm ci wàllum ndox mu mel ni ku nekk xam na ne mënuñu ko naan ak ku mënti nekk tamit nit di dañu dem di jënd Evian wala di def leen te amuñu kàttan boobu ku amul kàttan mënul xëy di jënd lu mat fukki bouteille Evian di ko jox waa këram. askan wi li ñu wax ci ne ministre Diène Farba Sarr moom bëgg a ñëw jël ci seen yi suuf nee na loolu amul li am mooy dañoo bëgg a def benn plan d'urbanisation boo xamante ni ñëpp daañu ci mën a gis seen bopp. ñoom wax nañ ne dañoo jël joxe nañ 4000 hectares joxe nañ 750 hectares joxe nañ 75 hectares wax nañ dëgg parce que loolu ñu joxe ñun ñoo ko délibéré ci conseil fii ànd nañu ak ñoom ci ñaxtu boobu. 1500 hectares amu fi parce que wax naa léegi li fi aéroport bi jël li ci des lu tuuti la moom la ñu doon ñaan léegi son excellence monsieur le président de la république pour mu may ñuy dëkk fa waaye lu jëm ci dëkk ba di suun di ñaxtu ba amul benn dëkk boo xam ne bii éclairage public bi courant bi ci mbedd mi tàkkul courant bi ñëw na ci dëkk bi maire bi indi na ko lamp yaa ngi tàkk. askanu sun nee nañ lu toll ci fanweeri dëkk ak juróom-ñaar yu wër ci aéroport nee nañ gisuñu seen bopp ci samp bi nga xamante ne samp nañu fa aéroport international Blaise Diagne. fële ca Malem Hodar ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy yëngu kon ca poste de santé yooyee ca waa kër docteur ya ña ngay jànkonteel kon ay jafe-jafe nee nañ nag dañu leen fa affecté ci lëkkaloo bi nga xamante ne dox na ci diggante Sénégal ak Japon coopération boobu ñu duppee kon JICA ñoom agent yooyee nag nee nañ ay contractuel lañu lu toll ci juróom-benn weer ngi nii mënuñoo jot ci seen payoor nee nañ nag dàquñu sax dem seeti ambassadeur bu Japon bi nekk fii ci Sénégal nag ngir kalaame ci jafe-jafe yooyu ndax waaye tamit la ñu gis leneen mooy nguurug Sénégal def leen seetaan ci mbir moomee ñu teewlu ci Cheybane Ndiaye ci micro Ibrahima Diamé. li nga xam ne moo ñu fi indi dañoo nekk di dund situation boo xam ne bu métti la parce que ñun ñu nekk fii région de Kaffrine
118 agents contractuels JICA 26 ñu ngi ci district Malem Hodar yàlla def ñuy dund coono boo xam ne lu métti la parce que ñu ngi toog juróom benn weer yu ñu jotut salaire ba pare état wu Sénégal mu ngi ñuy dagg-dagg bu métti ndax mu ngi ñuy dagg 71 000 francs ci li nga xam ne moom lañ jot a jël par mois dañuy dagg IPRES te wóorul ñu sax ndax ñu ngi koy verser wala verser wuñ ko dañuy suñ situation matrimoniale aussi ba léegi feeñul ci suñu salaire yi bon di lancer nag appel di wax le président Macky Sall ne ko li nga xam ne ñun ñu ngi koy dund ci àll bi parce que ñun JICAIS yëpp kenn nekkul ci ville ñëpp ci àll bi lañ nekk ci point yi gën a reculé surtout district sanitaire Malem Hodar ku ko xam ne ruq yu métti ñoo fi nekk te teewul suñu liggéey ñu ngi koy def nu ngi ko war a defee ndax li ñu laaj ci indicateur yëpp ñu ngi koy atteindre te nit ki amul lenn lu dul salaire am xel mu dal liggéey bi balaa muy jàll il faut ñuy jot suñu salaire à temps métti na lii nag première pas la di leen xamal ne leen ñu ngi leen di déglu d'ici 31 décembre bu ñu réagirul dinañ defaat beneen loo xam ne du doon point de presse dinañ wàcc ci tali bi dinañu su jaree ay rétention de données sax dinañ ko def mais lii appel la boo xam ne ñu ngi koy lancé président Macky Sall mu gaaw réagir le plus rapidement possible parce que sonn nañ trop 6 mois ñu ngi ko toog sans salaire. depuis bi ñu signé contrat yi la ñu wax ne xaalis bi disponible na ci trésor 45 milliards yi comme ni mu ko waxee mais il s'est trouvé que ni peut-être dañ ko utiliser ci leneen ndax bu fekkoon ne mu ngi fi ñun duñ am problème bu ñu am ni actuellement ndax 45 milliards mun nañu couvrir pour 2 ans yi mais boobu ba léegi ñu ngi toog jotuñu suñu salaire kon dañ yaakaar ne xaalis boobu dugg na feneen fu mooy si ñun. kër docteur ba ca Tamba moom buñ ca waxulee du baax ndax li ñu gis mooy boo moyul sax soxna yàq tout tànk yi kon ñoo cee gën a loru ndax ku ci mel ni gynécologue ba ak pédiatre ba nga xamante ne ñoo fa nekkoon doonoo rek démissionné tekki maanaam seen ndombal tànk ci liggéey boobee loolee nag doon loo xamante ne fi mu ne askan ba jaaxle nañu ci mbir moomee ka jiite nag kër docteur boobee ma nga cay am nag njortu bu rafet na du yàgg lool am na yaakaar daal ne jafe-jafe kon ay saafara kon dina am ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne ñu ngi koy dund Moussa Oumar Gueye. liggéeykat mu nekk ay médecin nekk na li nga xam ni manqué na ci hôpital régional bu Tambacounda amuñu gynécologue amuñu pédiatre waaye itim ba tey benn chirurgien moo fi nekk te ci at bu ne gis nañ ni luy toll ci juróom-ñeenti junni ci wàllu ñi nga xam ne dañu feebar dinañu ñëw ci hôpital régional bu Tamba. hôpital yëpp yu nekk un peu ci région yi problème yi loolu leen ñu jànkonteel à savoir personnel spécialisé bi mooy manqué. suñu ñëwee dañuy def seen temps dem présentement hôpital Tamba problème mu gynécologue la ñu am problème mu chirurgien ak pédiatre mais pédiatre bi yàlla saafara na ko suñu ministère yónnee nañu benn DS jël na fonction depuis il y a 3 jours donc boobu jaaree na côté léegi it des na gynécologue bi ak chirurgien bi te incha allah foog naa ci fan yu néew. dinañ gis ay résultats. collectivités locales yi muy mairie yi wala président conseil départemental ak ñu ni mel war nañu ñoom itam dugal seen loxo gën a mën a encourager fajkat yi nga xam ni dañ leen di affecté fii ci Tambacounda waaye nag conseil spécial bu chef de l'État di El Hadj Mamadou Oumar Sall moom itam daal dina jël ci mën-mënam lu toll ci téeméeri matelas daal di koy jàppale hôpital régional bu Tamba. mais hôpital sous-régional la donc seen matériel ak lu mu mënta am comme xamuñu nit yi ñuy recevoir nan nañu tolloo donc matériel bu ñu am rek war nañu ko xeeb parce que soo xamuloo li ngay am waroo mën a xam ban matériel nga war a soxla donc loo ñu am rek xeñ na fi donc loolu moo tax ñuy def bu kaso bi aussi li ma ci xalaat mooy ni hôpital bi nekkee néegu doomu aadama kaso bi aussi noonu la nekkee néegu doomu aadama parce que kenn xamul bis bi nga fiy dem loolu moo tax aussi ma xalaat Tambacounda dafa tàng ma xalaat hôpital yee kii kaso yi dafa tàng loolu moo tax ma xalaat yokkal leen ay ventilo su tàngaay bi ñëwee. hôpital Tamba nekk ci dëkk boo xam ni dëkku Seleba yoon la ibbeeku nag ci ay malade yoo xam ni danañu soqeekoo ci Kolda ci Kédougou ci Mali ci Gambie wala ci. ñu dellu wax ci rapport bu OFNAC ak coow li nu kur ci rapport boobee ki nga xamante ne nag moom mooy général bu haut commandant bu gendarmerie ka jiite di général Meïssa Niang àdduna nag ci wàllu woowee ñeel rapport ba ak coow li la mu xamle rek mooy njiital OFNAC war na moytu kon di gàkkal deruk police ak gendarmerie ci wàllu woowee kàddu yi nag mi ngi ko yëkkati démb ci ba muy nemmeeku fële ca CICES di xool rek matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ci wàllu kaaraange ñeel foire boobee ñu teewlu ko général Meïssa Niang ak nataal yi kon tukkee ci DIFCOM. rapport boobu moom wax naa ko ci tubaab
ñun gëstukat lañu def nañu liggéey bu mel noonu ci yeneen anam mais étude de perception mooy étude boo xam ne mënuñu ko jël comme étude bu am dëgg parce que perception moom c'est subjectif moo tax ci méthodologie bi defe naa ñi def rapport bi war nañoo xoolaat méthodologie bi pour éviter di ŋàññ ay institutions yoo xam ne comme police la ak comme gendarmerie boo xam ne bu nit ñi di nelaw ñu ngi nekk ci réew mi indi kaaraange ci réew mi duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg et donc benn étude boo xam ne échantillon bi bu yam la te ñun mën nañoo contester même la démarche scientifique de l'étude donc loolu warta tax ñu bëgg a gàkkal police ak gendarmerie ci étude bu mel noonu. coowal it alal ji ñuy ne leewul fii ci Sénégal te ñu ne nag kon nguur gi jot na ci alal jooje ñu xayma kon ko ci ñaari téeméeri milliards ci suñu koppar. njiital groupe parlementaire liberté et démocratie àdduna si nee na nag la ñu bëgg rek mooy dem seeti njiital parlementaire yi ngir nag ñu àddu ci loolele muy président bu parlement ndax war nañu ubbi ab enquête ci wàllu woowee ndax koppar yi askan wi war nañu xam koppar yooyu bañ ca jotee fu nu ko dugal maître Madické Niang ñu teewlu ko ak Ibrahima Kane. comme ancien premier ministre ko wax mu indi coow lu dul jeex gouvernement bi mënoon na leeral wax kat ni nii la demee ak demewul nii te comme aussi ki ko wax ba fii nu toll indiwul ay firnde yu wóor moo tax parti démocratique sénégalais li mu jëkk def mooy weddi loolu te comme indiwul ay firnde yu wóor kon léegi li ci des mooy ñun nga xam ne ñoo fi taxawal askan wi te bëgg na lu xew lu nekk askan wi am si lu ko leer ñun député opposition yi mooy député liberté et démocratie ànd ak non inscrits yi ñenn si non inscrits yi daanu déposer benn demande d'enquête parlementaire boo xam ni daan ko déposer si président Moustapha Niass. mën na xam kañ. yaakaar naa ni si fan yu njëkk yi rek parce que demande bi il faut que ñëpp signé ko defar nañ ko ñu ngi koy tasaare pour ñëpp mën ko signé suñ ko signé incha allah daan ko déposé. Senelec nag dana gën a kon ñoŋal liggéeyam ci fexe rek ba askan wi fu waay mën a ne ci réew mi mën a jote nag ci courant loole nag ñu ngi koo xamle du yàgg waaye leneen la ñu wax rek mooy loole tey jii bis bu sottee dina tax sax kon la ñu daan jooy ne facture cher na dana gën a wàññiku. Mouhamadou Makhtar Cissé directeur général bu Senelec moom moo ko xamle ci ab janoo boo xamante ne kon doon na ko sekk ak taskatu xabaar yi loole nag mu jàpp ni jéego bu am solo la ci liggéeyub Senelec. ñu teewlu ay kàddoom ak Boucar Ndour Pape Sangone Mbaye. bu bëri ba Senelec mën a accès fi nga xam ne dafa daan perte xaalis noonu mi ngi fay am tuuti bénéfice loolu yëpp nag dafa am lu mu jural ren mooy que ni du doon saytu doxalinu société bi pour xool ndax Senelec ci nu muy liggéeyal di seqanteeg ñoom di jënd ak di jaay am na garantie yu doy yu mu am mën ci nit ñi mën ci sukkandiku wóolu ko di ko lebal te mu wóoru leen ni dina leen fay. léegi bu ko borom xam-xam yu xam ne loolu seen métier la ci àdduna bi ñu koy wax muy agence de notation yi seetloo maanaam comme xale élève bu doon def examen mën naa ni neen Senelec admis na ak mention mooy que ni jox nañ ko note bi nga xam ne tey day wane ni ku koy lebaleen mën nga tëdd nelaw ndax dina la fay ku mu digaaleel mën nga tëdd nelaw ndax dina respecté lu mu digaaleeg yow. loolu dafay baax ci Senelec te lu baax ci Senelec baax ci askan bi la ndax Senelec askan bi ñoo ko moom mais askan bi la fi nekkal ci wàllu jox leen courant. ñu dem ba fële ca diwaanu Kolda wax nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñuy yëngoo ci wàllu mbay ma foofee ña ngi koy jànkonteel ndax léeg-léeg ñu bay loo xamante ni nii du mujjee rek lu dul yàqu nëpp ci seeni loxo lu ni mel nag la ñu bëgg mu dakk fa tax na sax ba ñu ne daanu rek di amal ay foire saa su ne su ko defee nag baykat yi mën di jaay nag seeni produit loolee nag ñu ne lu am solo la mu nekk loo xamante ne sax baykat yi yàgg nañu koo xaar ca diwaanu Kolda bu ñu sonoon nag jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu kon njënd mi ak njaay mi dana leen ci gunge ba ci sax secteur artisanat bi dañu fay fekki Abdoulaye Diallo.
bu ne li fi yàqu ci dund ci loxoy béykat yi ngir ñàkkum fi ñu koy jaayee daf fi bare ngir ñaax askan wi ñuy jëfandikoo liñ fiy béyee te permettre béykat yi ak ñenn ñi bàyyeekoo ci yenn diwaan yi mën a jaay seeni production dañ fiy amal ab foire intercasamançaise wala foire aux produits locaux. maanaam gën a fësal daal bay dundee bi ñun waa Casamance lañu en général looloo tax ñu ciblé suñu région pour que li nga xam ne day fay am Dakar ak yeneen région yi waaw comme FIDAK ak yooyu mu mën a am tamit si suñuy région waaw loolu daal moo tax ñu fiy ñëw parce que mënoon nañu wax ñëpp nañu di dem FIDAK waaye am na ñi nga xam ne dañu mën a yegg FIDAK léegi nag pour que ñooñu tamit mën a am FIDAK en miniature si seen gox waaw moo tax ñu ñëw fii waaye daal li nga xam ne moom lañ ciy gën a ut liñ ciy gën a séntu mooy que ñi fi ñëw ñu jaay seeni mbir seeni bagages waaye tamit jënd ñun li nga xam ne moo fi meññ waaw jënd produits locaux yi nga xam ne moo fi am ñu mën ko yóbbu seeni gox yi. bii foire bi nga xam ne dafa faral di dalal ay askan yi bàyyeekoo ci réew yi wër Sénégal mën naa jural diwaanu Kolda yokkute. Justement, ces foires nous permettent d'avoir des partenaires. foire bi ni mel daf ñuy permettre ñu am ay partenaires te mu tax suñu yëngu-yëngu gën a jëm kanam ci wàllu lem bi nit ñi soxla nañ ko bu baax a baax naka noonu it ci yenn produits yi. Bon, et d'autres produits encore. mais aussi dimbali waa Kolda yi nga xam ne noonu paas di dem ci yeneen dëkk yi dem Dakar bu réveillé jotee di jënd ay yére wala jënd yenn produit di ko jaayaat ñu fekk matériel yi fii ñu ngi doog am jógee ci journée élevage loolu wane na tey dynamisme bi am tey ñi nekkoon foofu di jaay seen matériel ñu ngi fi tey di jaay seen matériel yeneen réew yëpp ngi fi tey lu ma soxla woon te mu nekkoon ci Malien am na stand boo xam ne waa Mali ñoo fa nekk luy karité wala leneen ay produits artisanaux mën naa ko fekk ndimbal boobu nag dañ ciy gërëm ñi nga xam ne ñoo ko organisé. ñi yëngu ci wàllu foire bi ñoo bëgg ministère du commerce ministère bu artisanat ak chambre consulaire maanaam chambre du commerce ak chambre des métiers daal di leen jàppale. tàggat yaram lii nag ab nataal bu ñu leen indil tey la Xaali Yane Thiam lay wuyoo ab footballeur la doon ndaw nag di footballé fële ca Dinamo Moscou mu nekk nag milieu terrain boo xamante ne nag fi mu ne moom ma nga am rek mbégte ci équipe nationale bu Sénégal la mu qualifié ci coupe du monde ba ñu war a amal fële ca Russie moom moomee nag jàpp ne ni football performance ca la ndax loolu sax mooy mën a tax léeg-léeg ñu lay woolu bu jongante yu mag yi amee moom nag ci wàllam nee na dana def kémt laay kàttanam la mu bëgg sax mooy daal di fexe rek mën a jotee ci club yi nga xamante ne ni ràññee nañu leen lool foofee Abi Faye moo ñu xamleeg moom. milieu de terrain mooy poste ba muy football moom Xaali Yane Thiam jamono ji mi ngi ca Dinamo Moscou depuis weeru août gi ñu génn moom footballeur bi la mu bëgg moo di gën a yokk ay yënguteem waaye tamit gën a wane boppam ngir mën a dem ci yeneen ci championnat européen yi ñu gën a médiatiser. jouer ci championnat yu mag a mag yi jouer compétition yu mag yi et puis beneen bi tamit mooy ñëw équipe nationale pour football sama dëkk. convocation bi moom mooy motivation bi gën a mag bi parce que amul lu gën a mag équipe nationale amul. waaw championnat bi may révisé moom championnat Espagne man nag moom Barça mooy sama équipe moom. loolu la ñuy ñaan moom loolu la ñuy ñaan ñoo ngi ci liggéey bu baax tamit te yaakaar nañ ci bu baax te bés dinañ ci bopp. qualification équipe nationale bu Sénégal ca coupe du monde doon loo xam ne mbégte la ko jural. neexoon na trop moom. parce que boo nekkee Sénégalais nekkee extérieur moom ba pare ci biir vestiaire yi sax dañuy tooñante joueurs yi dañ doon tooñante kamoo qualifié wul man moom chaque fois moom dama doon wax Sénégal rek man moom Sénégalais laa. ngir ñu woo ko ci équipe nationale bi faaw rek Xaali war a wone boppam ca club ba muy jongante équipe nationale moo ko tax a jóg. waaw parce que Sénégalais la joueur la maa ngi joué ci championnat bu mag. vraiment xam naa ne sax moom mooy teg bët xam naa ne bés bu gisee ni rek xam naa war naa ko mën a amal njëriñ xam naa ne du am benn hésitation pour wax ma ci équipe nationale. Xaali Yane Thiam bëgg màgg xool fu rëy ngir mën a am place am ca football bi.
yegsi nañu ci fàttaliku yi ci atum 2017 tey jii politique lanu ko jagleel ak yi jot a xew ci atum 2017 may jéggalu bokk na nag ci mbirum Khalifa Sall ak coow la Khalifa Sall mi nga xamante ni dañu ko toppee caisse d'avance bu mairie ne am na nag lu mu ca luubal loolee tax na nag caabi féete ko gannaaw mi ngi nekkoon juróom-ñaari fan ci weeru mars ci atum 2017 boobu ba nëgëni coow li na kur procès bi nga xamante ni sax ubbi woon na ca moom procès boobee fukki fan la woon ak ñeent ci weeru décembre waaye mujj bi dañu ko dàq maanaam ñàkk déggoo kon am ci diggante avocat yu koy layal ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy àttekat yi dañ ci ànd ak Alassane Ba. tàmbali ci rapport bu inspection générale d'État ay njuñ njaaj yu ñu gis nag ci yorinu caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru diggante 2011 ak 2015 procureur de la République mi nga xamante ni mooy maître des poursuites bëgg ci lu ko leer Khalifa Sall mi nga xamante ni moo nekk en fonction depuis 2009 war a andi nag ay explication ci li ni mel mu di ab tàmbali procédure judiciaire ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atub 2017 maire bu Ndakaaru ñu woolu ko fale ci dikk ay acteurs yu bokk ci langum politique beek jegeñaale Khalifa Sall def déplacement ñoom ñëpp nag ñuy wax ne acharnement la daanaka xeex wi ci wàllu politique tàmbali na juróom benni fan ci weeru mars Khalifa Sall ak i ñoñam amal ab conférence de presse ñu gis ne nag fausse facture wi ñuy wax ak yi ni mel lépp ay wax la rek li ñu bëgg mooy liquider ab adversaire politique ci atub 2019. ñi sooke lii ñi wax ci lii ku bëgg na ñëw dem CREI. ci ndajeb bi ni mel sax ñu am si ab soutien de taille mu di njiitalu Moustarchidine yi ci conférence de presse boobule sax la kii di maire bu Ndakaaru daal di génne ay rongoñ. pour Serigne Moustapha Sy nag xel xalaatul ñuy tëj Khalifa Sall ci prison bu fekkente ne def nañu li ni mel ñoom ñaar la ñuy tëjandoo. buñ ko dee yóbbu kaso moom ñoo ànd. juróom-ñaari fan ci weeru mars ñu convoqué ko beneen yoon ci dikk doyen des juges d'instruction Samba Sall jël décision ci guddi gi placé Khalifa Sall sous mandat de dépôt. dañ koo xalaat sanc ko wéeru ko ci mbirum politique. accusation yi procureur de la république nag teg ci ndodd Khalifa Sall moo di luubal alalu askan wi ay association malfaiteur faux ak usage de faux. Khalifa Sall tëdd guddeem bu njëkk ca rëbës moom ak i co-inculpé yi mu di tàmbali bataille judiciaire bu gudd ay ndaje yu bëri ñu amal ko nag ak juge d'instruction Khalifa Sall ak co-inculpé yi ab audition au fond ci wet gi nag avocat yu Khalifa Sall daal di déposer ay requêtes pour ñu bàyyi négandiku seen client wante itam ñu annuler procédure bi weer yi di jàll ñuy gën a jege législative yu fanweeri fan ci weeru juillet mu di beneen tournant ci mbiru Khalifa Sall pour ministre mi yor wàllub yoon ba woon maître Sidiki Kaba tant que condamné wuñu définitivement maire bu Ndakaaru mën nañ jàpp ne ba léegi mu ngi amee droit civique ak politique am ñu investir ko nag tête de liste bu coalition Manko Taxawu Sénégal comme que mu ngi ca prison ay avocat am déposé ay demande ngir mu génn wante li ni mel antuwul mu fas yéene battre campagne ci prison gi mu nekk fanweeri fan ci weeru juillet Khalifa Sall ñu tàbb ko mu doon député ay acteurs yu bëri nag di xaarandi ñu bàyyi ko ginnaaw bi nga xamante ni jàpp nañ ne am na immunité parlementaire wante dara Sidiki Kaba jàpp ne maire bi la ñu emprisonné wante du député bi. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté, retenez-le bien. ñii nga xamante ni ñoo sekk wàllum yoon nekk ci débat bi wante pour avocat yi ñoom fas yéene wu ñu bàyyi li ni mel jàll ay recours nag la ñu déposé ca cour suprême ca septembre cour suprême boobule sax daal di dàq recours bi nga xamante ni avocat yu maire bu Ndakaaru déposé woon dañ ko ngir fexe ba annuler procédure judiciaire bi mu di abrégé bi nga xamante ni daanaka wane na couleuru procès bi nga xamante ni ñu ngi koy fas yéene amal ci maire bu Ndakaaru ci octobre. parquet bi daal di saisir assemblée nationale ngir ñu yëkkati malaanu kirlaayu Khalifa Sall ñu gis ne ab coup de théâtre la ginnaaw bi nga xamante ni immunité parlementaire am daanaka procureur de la république ak doyen des juges d'instruction ak chambre d'accusation de la cour d'appel daanaka ñoom ñi lee bañaloon nañ ko assemblée nationale war a saytu li ni mel ab commission ad hoc la ñu teg wante maître Madické Niang ak Déthié Fall démissionné ndax jàpp nañ ne li ni mel du dëgg du yoon samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weerub novembre ci guddi gi
ab jaxasoo ju métti ca assemblée nationale ginnaaw bi nga xamante ne Khalifa Sall commission ad hoc bi dégluwu ko comme ni ko bëggee règlement intérieur bu assemblée nationale majorité bi daal di adopté yëkkati malaanu kirlaayu seen collègue bi nekk ca kaso. droit bu gën a ndaw respecté luñu ko loolu dafa ñaaw. juróomi fan ci weerub décembre avocat yi déposé ab demande ngir libération sous caution ñaari fan après. ñu débouté leen juge d'instruction jël ordonnance de renvoi à un tribunal correctionnel mu mel ni kon Khalifa Sall dafay dem procédure bi bouclé guñ ko avocat yi di yuuxu ab scandale ñuy wax ne dañu violé ak yelleefu seeni client wante itam ñoom ñi le seen bopp dañ leen tooñ ci seen wàllu liggéey. dem na nag ba bañal ñu ñun la nga xam ni yoon moo ñu ko jox ci kaw loo xam ni ñoo ko bokk ñu loolu nag tu loo xam ni mën nañ koo nangu mën nañ koo dégg. ordre des avocats ñu daal di koy saisir ci jamono jooju sax ñu daal di fixé procès Khalifa Sall fukki fan ak ñeent ci weerub décembre mu mel ni kon mën nañ jàpp benn ni marathon judiciaire mooy tàmbali. Alassane Ba mbir yooyu ci wàllu politique ci wàllu ko yoon tax na nag ba laaj sax jot a samp ndax yoon tëddee na njaaxaanaay fii ci Sénégal lam ci mën a doon am naay procès yi jot a am procès yoo xamante ne nag tar na lool askan wi xam nañ ci dara ndax ñu bari daan nañ fabu ji di wutali palais de justice Hadiatala. mbirum dossier politico judiciaire ci atum 2017 bi daanaka bëri nañu donte nuroowuñu bu ci gën a fës rek bokk na ci mbirum Khalifa Sall ñuy méngale ak mbirum Karim Wade ci atum 2013 ba 2016 li toll si fukki weer la kii di Khalifa Sall daf ci biir kaso bi muy cautionnement laaj bàyyi nëgandi ak contrôle judiciaire amul lu ko avocat yi koy layool jéemul ngir rek génne seeni client si jafe-jafe ba fi ñu toll nii dara daanaka sax ubbi nañu procès bi daal di ko ajandi ba ñetti fan ci weeru janvier ginnaaw bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam ñooñu Khalifa Sall bokk na ci tamit Bamba Fall di maire Médina ak kii di Barthélémy Dias du jëwriñu Mermoz Sacré-Cœur daanaka ñoom ñoo ëpp chance seeni naataango ki ci jiitu ginnaaw bu mu defee ñeenti weer ci biir kaso bi ñu doon ko toppee ci mbirum caxat-caxatee makaanu parti socialiste ki ci topp moom ñu ko doon toppee ci mbirum faat kii di Ndiaga Diouf ci atum 2011 ci buntu mairie Baobab te procureur bi sàkku woon rek ñu tëj kii di Barthélémy Dias fukki at kaso ñu mujjee ko bàyyi ginnaaw bu mu defee juróom benn weer te atekat bi laajoon rek ñu téye ko lu toll si ñaari at fekk juróom benn weer rek lay tëdd. dossier ñi bokk ci parti socialiste du yooyu rek la ñu nemmeeku ci atum 2017 bi mbirum Karim Wade tamit dellu si waat na ci penc mi. kii di Tahibou Ndiaye nekkoon fi njiitu cadastre te ñu tuumaaloon ko ci traque des biens supposés mal acquis te àttekat bi sàkku woon ñu tëj ko juróomi ati kaso teg ko $2 milliards ak juróom benn fukki millions njiitu cadastre bi woon daanaka lii di dogal cour suprême rek ko sauvé donte am na ci alalam li nga xamante ni moom ñàkk na ko ñu njorte ne rek nguur gee ko moom. Abdoulaye Baldé moom contrôle judiciaire bu mu nekkoon ci lu toll si fanweeri weer dañu daal di ko yëkkati bàyyi muy dem ak i ñëw nu mu ko neexee am ñu ci xel ñaar dine rek dañu xalaat ni kii di Abdoulaye Baldé dafa bëgg a jege nguur gi. mbirum Abdoul Mbaye nekkoon fi njiitu jëwriñ yi te daal di jiite léegi parti bii di acte bokk na ci dossier judiciaire yi nga xamante ni dañuy njort ne dafa rax politique li toll ci ay weer moom mi ñu tuumaal ko faux usage de faux. ñu daal di ko teg sous contrôle judiciaire ci loo xamante ni digganteem ak ki nga xamante ni moo fi nekkoon soxnaam atekat bi daal di ko bàyyi ci mujjantal gi bañ kaa toppee dara. ki fi nekkoon njiitu jëwriñ yi di Aminata Touré mi ne nguur gi nangu na lu toll si $200 milliards ci wàllum traque des biens supposés mal acquis te kuje politique bi daal di ko weddi Moustapha Niasse nekk njiitu assemblée nationale bañ kaa dëggal suñu moytuwul dina sulliwaat fii coow lu rëy ci njeexital 2017 bi. atum 2017 daanaka yembul rawatina si ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu yoon 2017 jeex na ñu jublu ci atum bu bees ñuy am yaakaar rek justice bi dina gën a jub mu bañ a jeng ba askan wi mën kaa wóoluwaat ñi politique tamit jiital njëriñu réew mi daal di fàtte seeni bopp. ku ne atum 2017 xalaat itam woteeg faluk député yi fi amoon wote yooyu nga xamante ni juróon na coow moom it ku jekk politique gi rawatina ñoom ŋàññoon bu baax a baax doxalinu wote woowee ndax ci seen gis-gis nañu ko tëralee dëppoo ak yoon naka noonu ñu gis ni ñàkk déggoo kon dox na ci diggante nguur gi ak ku jekk politique gi waaye di fàttaliku tamit gouvernement bi nga xamante ni daaneloon nañu ko yàggul dara ba sos gouvernement bu bees Chérif Dia. 2017 mi ngi tàggoo
liñ ci mën a jàpp ci wàllu politique bokk na ci élection législative yi ñu amal fanweeri fan ci weeru juillet yooyu élection am ci pëccxoo ndax organisation bu bon boobee organisation bu bon nag mu mel ni nuyoo woon na ci refonte partielle bu fichier électoral bi wante dañ koo fayul woon ndax diir bu gàtt bin amal boobee refonte loolu nag tax rek mu jural réew mi ci koppar lu ëpp juróom fukk ci ay milliards terewul bisu vote ba sénégalais yu bëri mën a voté mujj ñoo voté ndax rek jotuñ seeni carte d'électeur mu mel ni waa daaf am nañ jafe-jafe ci production ak distribution yooyu carte ngir joyante yu ni mel njiitu réew mi daal di saisir conseil constitutionnel 7 sages yi daal di rek autorisé ñi nga xamante ne mujj ñoo jot seeni carte ñu voté ak carte d'identité yu yàgg carte électeur yu yàgg ya wala passeport wala document d'immatriculation bu fekkente ne primo inscrit nga mu mel ni loolu indi na juuyoo ci classe politique bi boobee classe politique na mu mel ni jubawuñ ci dara rawatina bi ni amal révision code électoral ci weeru janvier jëlee député yi seen ab lim ci téeméer ak juróom fukk yóbbu ko ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom fukk yeeg juróom nag war faa teewal sénégalais yi nekk ca bitim réew leneen lu mën a jàppit ci yooyu élection ëlëm ñëpp mooy liste yu bari yi lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari liste muy record ministère de l'intérieur daal di koy valider ngir indi saafara nag ci liste yu bari yooyu majorité bi daal di convoqué député yi procédure d'urgence ngir ñu indi joyanti ci article L78 bu code électoral maanaam électeur bi su duggee ci mbañ gàcce gi su ko neexee mu yam rek ci tànn juróomi bulletin loolu nag waa coalition gagnante Wattu Sénégal naqarlu ko tax ñu saisir conseil constitutionnel conseil bi débouté leen daal di valider juróomi bulletin yooyu terewul it jafe-jafe am ca bisab vote ba ci dëkk yu bari fu mel ni ki Touba nga xamante ni taw yu bari daal di ne rek daaneel mbañ gàcce yi ni voté loolu waral ca centre bi nga xamante ni mooy centre Baye Laat lu toll ci téeméer ak juróom fukki bureau de vote ñu daal leen fay saax-saaxee terewul fukki fan ak juróom ci weeru août 7 sages du conseil constitutionnel daal di valider résultat provisoire yi nga xamante ni cour d'appel daal dina koy valider daal di neenal recours yëpp yi nga xamante ni parti politique yi déposé woon nañ ko mu mel ni kon Benno Bokk Yaakaar ñoo jël raw gàddu gi ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay député waa coalition gagnante Wattu Sénégal daal di am fukk ak juróom-ñeent ci député Manko Taxawu Sénégal daal di am juróom-ñaar waa PUR daal di am ñett ñeneen ñit ay plus fort reste la PUR googu dañ ci taxaw ndax dafa mel ni rek ñoom ñooy révélation élection législative yooyu ndax mobilisation bi ñu doon mobiliser campagne bi wante it liñ mujj am ci ay voix ci yooyee élection te tamit seen tête de liste bi kenn mësu koo xam muy professeur Issa Sall coalition Benno Bokk Yaakaar dëgg la sax ñoom ñoo jël raw gàddu gi ndax ni scrutin bi demee wante buñ dajalee xob yi opposition bi am dafa mel ni kon opposition bi moom moo leen raw opposition boobu nag dafa mel ni lu jiit njaag ñoom ñooy njaag ndax ñoo daaneel seen bopp ci xiiroo ngaayoo kan mooy jiite seen tête de liste ndax sosoon nañ fi Manko Wattu Sénégal wante Khalifa Sall ak Omar Sarr bu PDS dafa mel ni ñoom ñoo jubawul rek kan mooy nekk tête de liste ca jamono jooju waa parti démocratique sénégalais ak seen ñoñ daal di génne seen daas fanaanal woow yi Abdoulaye Wade mu jóge ca France ñu def ko tête de liste Abdoulaye Wade ci bàyyi reem mu daal di rek wàcc ci terrain bi wër Sénégal yëpp looloo tax mu mujj am groupe parlementaire ca assemblée nationale ca jamono jooju Manko Taxawu Sénégal daal di ñàkk bataayu Ndakaaru seen diggante ak Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne ministre des finances Amadou Ba moom moo ko doon jiite ci weeru septembre ñu daal di samp fukk ak ñeenteelu législature boobu Moustapha Niass jiite waat assemblée nationale boobee assemblée nationale daal di dalal juróomi fan ci weeru décembre premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ngir mu amal ñaareelu déclaration de politique générale ginnaaw rek biñ fi amalee remaniement ministériel moom premier ministre wax yéeneem ne dafa bëgg rek Sénégalu ñëpp Sénégal googu nag xiiroo ngaayoo bi di wéy ci diggante pouvoir bi ak opposition bi ndax ñàkk kóolonte seen biir looloo tax boobu opposition daal di boycotté concertation politique yi nga xamante ni ministre de l'intérieur bu bees bi di Aly Ngouille Ndiaye woote na ko ñoom kujje gi buggun Aly Ngouille Ndiaye nekk ca ministère de l'intérieur comme nañ ko daan ñaawloo ca jamonoy Abdoulaye Daouda Diallo looloo tax njiitu réew mi daal di tabbu ambassadeur Seydou Nourou Ba ngir rek mu yombal waxtaan yi seen diggante wante dafa mel ni njaw ma ngi fay desaw xammen atum 2017 ngi jeex atum 2018 di ñëw nekk année préélectorale mu mel ni it nar naa jax ci wàllu politique. ñu ànd fi ne nag yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf wër ak wërante gi amoon ci traque des biens mal acquis gi far na mujj ci weranteeg werante ubbi leen l'observateur soxna Sidi Aminata Touré dane woon ci rajo RFM état bi dabu na lopp ñaari téeméeri milliards ci traque des biens mal acquis gi ba mu waxee loole réew mi yëpp a ko ŋàbb di ko mbambaka ŋawte L'Obs nañu ndeyi mbili gi mu di état bu Sénégal wax na ci mbir yi waaye la mu wax wóoroon na lool ak li Mimi Touré wax ndax état bi dane li ñu nangoo ci teranga julewul mu di traque des biens mal acquis ci diggante 2012 ba 2015 mi ngi toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar ak lu tekk 152 milliards 984 millions 119 mille 994 francs CFA te ba ñu ko jëlee dañu ko dugalaat ci loi des finances ak loi de règlement la Sénégal nañu gouvernement bu Sénégal wàll si na ci mbir yi Aminata Touré ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar la waxoon gouvernement bi moom téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar la wax ne moom la ñu recouvrer Le Quotidien nañu état bu Sénégal weddi na Aminata Touré weddi secret démenti diplomatique Soleil national moom it xëy xibaar boobee boole kook jël nataalub Karim Wade doomi Abdoulaye Wade ne ko dàng ci xëtamu njëkk nañu gouvernement bu Sénégal wax na ci communiqué ne topp gi ñu doon topp teranga julewul di enrichissement illicite amee na ci lu toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions loole lañ ci jëlee gum te nag yëf yi des na ndax am na yeneen ni bien yoo xam ne teg nañu ko loxo nangoo nañu ko ci seeni borom ñoo ngi koy xayma journal Les Échos mel ne ku naan ñu kilifa yi réew mi waxuñu dëgg-dëgg li am ci mbir yi ni chiffres yi nga xam ne joxe nañu ko bari na lu ca bizarre xaalis bi ñu ne moom la ñu jëlee ci traque des biens mal acquis gi jëlewuñu ko ci ñiñ doon woolu ca cour répression enrichissement illicite xaalis boobee yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi ko jëlee ci ñu mel ne ñoom ArcelorMittal ci ñoom Millicom ci ñoom Dubai Port World ci ñoom Sonacos ak consort ci ñooñe la ñu ko jëlee nañu jël enquête yéenekaay ndaje mi magistrat yi réew mi doon amal démb la ca tukkee ci loolee la journal bi xëy xamal ñu ne union des magistrats du Sénégal ci seen ndaje ma dañ doon suusee seen indépendance su bopp maanaam indépendance su justice su Sénégal Sud Quotidien nañu bañu dajee doon wax ak a waxtaan ci indépendance de la justice ak génn président Macky Sall ci conseil supérieur de la magistrature ak déggoo amul woon ci seen biir dañoo meloon ne ay tëx yu toogoon di waxtaan Bamba Mbow njiital agence sénégalaise promotion touristique xëy na di waxtaan ak wàllu observateur Xaadim wala boog Bamba Mbow teg na fa plan yi mu indi ngir gën a jaay destination Sénégal fekkee ma ci booleeg seen ànd ak Benno Bokk Yaakaar Bamba Mbow ne jàmm rek la ñu ci gis ci présidentielle yi 2019 yi di ñëw mu ne ñoom waa fekkee ma ci boole amuñu ci xel yaar ñoo président Macky Sall ba géej gi fer la tribune nañu moom président Macky Sall li ko opposition bi di waajal bu sottee géejam dana yeex a fer opposition bi journal bi dañu ñoo daje démb taxawal kuréel gu ñu naan initiative pour des élections transparentes kuréel goo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe bay élection yu jaar ci yoon leer nañ am ci réewum Sénégal bind nañu juróom-ñetti poñ yoo xam ne nee nañu bu ñu bëggee élection yu jaar ci yoon am ci réewum Sénégal ca poñ yooyee yéenekaay bi dañu bokk na ci ñu xoolaat code électoral bi mbiri carte électorale carte d'identité yi ñu lijjanti ko ba ci fichier électoral bi ak yeneen yu ni mel yoo xam ne ñoo ngi ci xaar njiitu réew mi réewum Libéria am na njiit lu bees Le Quotidien nañu footballkat ba woon la di George Weah moom la waa Libéria def président de la République Mr George ma woon ca Monaco Mr George ma woon ca Paris Saint-Germain Mr George ma doon football ca Milan AC dégg na démb excellence fal nañu ko démb ca deuxième tour ba mu doon président bu Libéria ak 61,5%. Le Quotidien nañu ci xëta mu njëkk ginnaaw Ballon d'Or George Weah am na Gallon d'Or bitam bi gën a rafet ci carrière am dugal na ko démb tey journal Record daa xëy teg bal bi di football ak Adama Mbeng footballkatu Sénégal la buy football ci camp ga ca France doomu Tëngéej bi waxtaan na ak waa Record ci lu bari ci ay jaar-jaaram nee na bu doonu woon footballeur lu muy doon dina ko jaaxal moom Adama Mbeng mënul woon a doon dara lu dul footballkat keroog ba ñuy football ak Paris Saint-Germain ba max ba jeexee Javier Pastore ñëw di weccoo ak moom ab mayo Adama Mbeng ne loolee du ko gaaw fàtte ba mukk mu teg ci ne bu dee am na lu ko miti bokk na ci baayam bi nga xam ko yàgg a jàppale te ba muy tekki ci football fekk ko fi yàlla ko bëggee noonee baayam 2005 la génn àdduna stade yéene kay xëyee beneen footballkatu Sénégal bu nekk ci guddi gu bët setagul mu di Sadio Mané ma ca Liverpool yéene kay bi dañu nam doon doxalee te ñu jamono ji stade gis ne doomu Égypte bii di Mohamed Salah moom muur Sadio Mané. ñu jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalu jàmm te di ko sàkku ci yéen.